fanweeru simili bootu ci juróom-ñaari waxtu bisimila ci xabaar yi. bokk na ci li ci gën a fës ngoonub ñaxtu ca place de la nation ñu gënoon ko xam ca place de l'obélisque grenade lacrymogène yi ak fitna gi mel ne tulleeg male foofe li ko waral di plateforme aar li ñu bokk amoon yéene nag amal faab ñaxtu wante lu ni mel préfet bu Dakar daf leen a ko lankal ba tax na waaye takk der ya fees fa del di jaamarloo ak ñoom ñu ci bëri ñu teg leen loxo bokk na ci la ñuy sàkku ay leeral ci mbiru Petro-Tim bi nga xamante ne mu ngi lëmbe dëkk bi ca Saint-Louis itam naka noonee la ñu gontoo ay jaamarloo itam foofee ngir nag sàkku ay leeral tamit mu jëm ci wàllu ressources yi rawatina doomu ndar yi ne dañoo bëgg Saint-Louis nag gis ci boppam bu baax a baax beneen ñaxtu ca Ziguinchor ak jaamarloo yi doxoon ci diggante étudiants yu université Assane Seck ak way takk der yi kenn ca ndongo ya foofee ñu rawale ko ca hôpital régional ga ndaxte ndongo yi ne nañ ab balle blanche la ñu ko dóor wante directeur hôpital bi moom daf ne ay gaañu-gaañu yu ndaw rek la am wante waxul li ko waral. examen CFEE ak entrée en sixième ñu ngi ko dëgmal fukki fan ak juróom-ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ren ji nag ñu ne matukaay yëpp jël nañ ko ngir ñu amal examen gu mucc ayib ci lim nag ndongo yi ñu ngi toll si ñaar fukk ak juróom-ñaari junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaari candidat maye lenn ci sab cër mu aju ci wàllu faj ñu duppee ko transplantation d'organe lu ni mel nag mën nañ ko amal léegi ci réew mi gannaaw bañ ca génnee ab loi promulgué ko ci atum 2015 comité bi koy réguler nag tey jii kon membre am ya waat nañ mu di ab kuréel goo xamante ne professeur El Hadj Farika moom moo koy jiite ponk yaa ngi noonu mbokk yi yaatal gi neskis ñu xus ceeg yéen. asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñi seetaan daleen ak jàmm ci ëttu xibaar yi grenade lacrymogène yi rawatina fitna gi mel ne tulleeg male fële ca place de la nation ñu gënoon ko xam ca place de l'obélisque li ko waral mu di ñaxtu bi plateforme aar li ñu bokk amoon yéene def foofe te préfet bu Dakar mujj leen koo lankal ba tax na way takk der ya feesoon nañ fa del ñu ci bëri ci ñoom nag teg nañ leen loxo bokk na ci li ñuy sàkku maanaam mbirum Petro-Tim ak coow li lëmbe dëkk bi jamono ji ñu indi ci ay leeral bu baax a baax Habib Faye moom moo fa teewoon. seen manifestation bi mujj nañu ko def ñoom waa plateforme aar li ñu bokk anam gi ñu ko defee metti woon na nii la tëddee ak i gaz lacrymogène yoo xam ne nooyu nañ ko lool. lépp li dem ci askan bi muy éducation bi santé bi ak environnement bi soo xoolee fii yëpp amul pavage fii depuis ñaata at ñu ne am nañu somb toll noonu moom moo def ak deful mais jiin nañ ko moom moo war a indi ay preuve yi nga xamante ne war na dindi tuuma boobu noonu. waaye takk der yi dañu teel a ñëw ci barab boobee ngir rek mën ko sécuriser bu kenn jàll foofee donte sax journaliste nga muy ca place de la nation loolee moo di ndigal li. dafa am loo xam ne ñun ñoo ko moom suñuy droit la ñu bëgguñu ko xañ bëgguñu ko tere policiers yi fi nekk di défendre régime bi li ñuy xeex ñoom pour ñun la pour ñoom la pour suñuy doom la pour suñuy njaboot la ak pour suñuy ëllëg. ñun dem nañ dem bu yóbbu ñu ne commencé ko loolu lan mooy yëfi tapale ñun ak ñii ñoo bokk yam gis nga ñii wóor na ma ne bëri nañ fi ñoo xam ne ñii seen benn weer mën naa fay ñetti ñële. ci noonee jekki saay ñoom way manifesté yi tas dugg ci biir mbedd Colobane yi askan nga fay yeewoo ñoom lànk taxaw ne fii ñoom duñ fi manifesté ndax it seen jàmm li ñu bëgg. donte sax préfet bu Ndakaaru amaloon na ab arrêté ngir aaye manifeste gi loolee teewut am na tax na itam sous préfet bi wàcc ci terrain bi jëy yàbbi ci lii. métti yoon amul leneen voilà. mbaalu ko mooy. voilà yoon rek. dégg kon ku dëngal rek. non amul sa même te ñëw. aar li ñu bokk def nañ seen marche gi. waaye ci ab jàmm lañ ko woote woon loolee mujj na am ci ab pëccëxoo ak tamit violence teewul itam ñenn ci ñoom jël nañ leen jàpp. loolee waral na itam gis nañ fa lii di ay sànnante xeer ak lacrymogène yoo xamante ne sonoon na lool waa Colobane tey ci àjjuma ji waa plateforme bi la nga xam ne bëgg nañ ko rek moo di mbir mi leer ci wàllum contrat pétrole yi ak yeneen ya nga xamante nit moo di anam ba ñu yoree suñu koomuk réew.
ca diwaanu Saint-Louis it naka noonu plateforme aar li ñu bokk benn pàcc ci société civile gi rawatina kujje gi ñoom it amal nañ fa doxub ñaxtu bokk na ci liñ doon sàkku mbiru Petro-Tim ak yorin gi ci wàllu ressources yi ñu leeral ko bu baax a baax doomu ndar ya ne ca ñoom sax lu jëm ci wàllu séddale gi ndar da cee war a gis boppam bu baax a baax ñu teewlu ay kaddu ci manifestant yi Ousseynou Diop moom moo ko taataan. am rek benn nit bi nga xamante ne ndax dafa nekk frère président wala dafa nekk complice président ba pare complicité ak ñi nga xamante ne ay nasaraan la ñuy nekk feneen ci yeneen réew yi nga xamante ne ay tooxi duna rek lañ doon def ci réew yi ñu nekk ñu ñëw fii ci Sénégal bëgg am ay complicité ak ñoom pour jël suñu gaz ak suñu ressource bi ñu fi am bi nga xamante ne moo fi doog a génn ñu bëgg ko saaxee bëgg ko def ci seen poche ñoom dong Sénégalais yi continuer di dund métit bi ñu doon métit kenn mënul faju ñun ñi nga xam ne ni ñoo fi dëkk fuñ koy séddoo ñu fekke ko fuñ koy jaayee ñu fekke ko fuñ koy jariñoo ñu fekke ko ndax su alal la. bokk daal te mu war a ñu indil jàmm war a indil naataange war a ñu indil koom-koom war a may xay yi liggéey defar suñu jàng defar suñu hôpitaux loolu waruñoo sàggan ba benn sénégalais wala ñaari sénégalais ànd ak ay jàmbur jël ko jëm fooyee ji ko ca àll ba loolu mooy problème bi mooy àllkale ji aar li ñu moom. keneen ku bokk nag ca plateforme bi di imam Ahmadou Kanté moom imam Kanté moom moo doon jiite nag kon juma fële ca juma bu Point E chaque vendredi kon foofee lay amal jiite gi moo ko fay jullee moom imam Kanté nag tey jii ci xutbaam bokk na ci li mu dellu si maanaam mbiru pétrole gi ak coow li soxal wàllu Petro-Tim moom imam Kanté jàpp nag ne cër la ci imam muy àddu nag ci bépp actualité boo xamante ne nii dafa soxal askan bi ci lu jëm nag ci tere gi nga xamante ne préfet tere woon na leen seen doxu ñaxtu bi moom nag mu ne moom gëmmul gisul ne nit ñi waroon nañu génn di def neneen noo xamante ne noonu la leen yoon daal di may Pafara Ñing moom moo teewee foofee ca julli jumaa ja ca Point E àndoon ak Youssou Baro ñu teewlu reportage am. gannaaw ba ñu noddee mu yëg ci kaw minbar bi imaam ci xutba bi nag wax ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu pétrole ak gaz bi nga xam ne moo lëmbe réew mi mu nekk kenn ki nga xam ne bokk na ci taxawal plateforme aar li ñu bokk imaam Ahmadou Kanté ci àjjuma bi loolu la jagleel jullit yi. ci fan yi nii gisuma lu fi ëpp solo mbir mi nga xam ni dañ ko tàmbalee waxtaane mais fii ak ay ati at dégg nga foog ñu xam Sénégal ndax xéewal yi dañ ko saytu bu wér bu rafet pour askan bi yëpp wala est-ce que dafa nar a tegu ci ay loxo yoo xam ni xëy na buñ leen ko bàyyee njëriñu Sénégal du ci feeñ moo tax ma jël sama xutba tey jubale ko foofu. jullit yi toog di déglu bu baax lii di xutba bi mu sukkandiku ci alxuraanul karim ngir mun leen a yee naka noonu nguur gi daal di jël ay responsabilités am. moo tax dama wax nguur li nga xam ne mooy cëram te alxuraan li mu ko wax mooy ni li nga xam ne daf koy saytul askan bi alxuraan tuddee ko amaana dénkaane la waaye tamit ñi nga xam ne ñooy citoyen ñi nekk ci nguur gi dañ leen a yoreel nguur gi waaye moomuñ nguur gi kon dañ leen war a sàmmal li ñu bokk kon citoyen yooyu tamit c'est des ayants droit ni ko alxuraan waxee ba pare suñu charte réew dafa wax ne citoyen bi léegi am na droit mu teg bëtam ci ni ñuy saytoo environnement bi ak ressources naturelles yi loolu moo tax même tam ma wax ak ñoom ne leen am ngeen ci droit waaye nag lépp nañ ko def ci anam boo xam ni du yàq réew mi du taal fitna ku nekk na def cëram ba mat sëkk. bëgg yemale ci lu nu mel naka noonu respecté autorité tax ba ni moom du bokk ci toogaanu ñaxtu bi. comme préfet bi tere na ko man tam ma bañ a forcer di ci def loo xam ni day indi fitna loolu moo tax ma wax ne sama gars yi am na ñoo xam ne ñoom dañuy wax ne dañuy dem marche. par force dañuy dem rassemblement man gis naa ni par force boobu nag jaru ko ba ñuy bañ ko ñu yey parce que sénégalais bëggul fitna. bu ñu sukkandikoo ci jullit yi nga xam ne ñoo ñëw ci jumaa ji nee nañ imaam bi nag saa su ne àjjuma bu ne day wax loo xam ne soxal na askan wi moom imaam Kanté jàpp ne loolu sax mooy véritable rôle imaam ci jàkka. ni ngeen ko seetloo tey jilee ay jafe-jafe ci wàllu courant bi rawatina coupure yi lu ni mel nag naka la ko askanu Tëngéej dal di dundee foofee ñu xamle ne gàllankoor na bu baax a baax liggéeyu askan bi ba tax na ñu ngi sàkku ci nguur gi ñu jël nag lépp lu jëm ci wàllu électricité ñu def ko priorité ci lu jëm ci wàllu investissement yi Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb ñoom ñoo taataan kàddu yi. ci courant laay liggéey man genre maquette man la tey depuis coupure am yëpp sama activité yëpp a dagg maa ngi nii journée zéro la am liggéeyu ma samay activité yëpp arrêté. metti na trop nag quoi parce que atelier baa ngi nii dañuy xëy suba ba ngoon duñu liggéey coupure yi buñ dawalee tuuti mu taxawaat ñu dawalaat tuuti mu taxawaat. coupure bi daal yàq na sama liggéey bi yëpp wax dëgg yàlla
waaw instant bi nii million perte naa ko ak samay client lii moom kenn xamul lu mu. wax bi yëpp xam nga lan la mooy maanaam ñu ngi nekk ci dëkk boo xam ne normalement il est en voie de développement kon maanaam ay lu ci ñuy toog di war a mën am ay coupures yoo xam ne mu ngi durer ne serait-ce que 10 minutes c'est énorme parce que imaginer nga bëgg nga congeler say ndawal say boisson teg ko de côté xam nga war ko jariñoo maanaam tijji frigo bi fekk lépp décongelé wala nga dugal sa portable di ko chargé xam nga mooy loolu coupure bi ñëw takkaat fayaat yàq sa portable xam nga loolu noonu si dëkk boo xam ne moom mu ngi si voie de développement moom c'est un petit peu dommage quoi. mu ngoog lu ni mel nag quartier yu bëri ci ndakaaru dund nañ ko tey jii ñu ñuy xamal nag ne ay jafe-jafe la ci wàllu réseau bi ci haute tension bi nga xamante ne moom mooy jox ndakaaru courant bu ñu sukkandikoo ci directeur commercial bu Sénélec Ahmadou Djiba Diagne moom sax jàpp ne nag coupure yooyee amul lenn lu mu wute ak manifestation bi nga xamante ne moom la plateforme aar li ñu bokk doon amal tey jii ca place de la nation mu jàpp nag ne kon seeni agent sax ñu ngi ci mbir yi te yëf yi dina dellu siwaat ci normal bi. jàmmarloo beneen ca université Assane Seck bu Ziguinchor ci diggante ndongo yi ak way takk der yi mu tarfaloole ba tax sax am na ci benn étudiant boo xamante ne dañ ko rawale fële ca hôpital régional bu Ziguinchor moom ndongo yi nag jàpp nañ ne seen naataango boobee balle blanche la ko takk der yi daal di dóor wante ba ñu yeggee ca hôpital ba nag directeur ba daal diwul confirmer lu ni mel li mu xamle rek moom mooy ay gaañu-gaañu yu ndaw la am wante ba léegi waxul lan moo waral gaañu-gaañu yooyu Boubacar Diassi moom moo taataan kaddu étudiants yi ak directeur bu hôpital bi. te dañoo jógoon pour ñaxtu suñu ñàkk a jot bourse bi waaye marche bi ñu doon def marche passive la nekkoon amuloon violence waaye dañoo ñëw bu côté sapeur yi ñu daje foofu ak policiers yi ñu door leen ay lacrymogène dans ce cas waaw ñu def si ñu non violence ne woon leen ndax jàmm la ñu wut après ñu commencé di ñu attaqué. Dans ce cas ñu riposté ñu repoussé ñu ba ATA dans foofu lañ koy dañu riposté di door xeex dans ce cas ñu gaayen bi moo nekkoon ci kanamu troupe bi ñu door ko ba bal ñun bal balance la ñu waxoon waaye bu ñu ñëwee hôpital ñu wax ne bal bi percé na donc yóbbu nañ ko mu ngi def rajo dañuy wax affaire opération pal mu ngi ko dal kii ci biir bi côté rein yi daa bëggoon étudiants yi nekk ci bonne condition loolu moo tax mu nekk ci ginnaaw ci kanamu étudiants yi di xeex pour ñu jot suñu bourse yi. malade bi ñu jot fii ci urgence étudiant la Mamadou lii la tudd nee na master 2 lay def mais li ñu constaté ak li médecin bi wax bi ko recevoir dara jotu ko kii bi dafa égratignure rek la def. te loolu taxul loo xam ne dina mettre en danger sa vie man mënu ma leen wax ne lii moo ko gaañ mais li ma mën a wax daal ci fi nga xam ne moom la médecin bi identifié ci loolu moo ko kii dafa effleurer juste la peau mais dara du ci nekk loo xam ne lu garaaw la loolu chirurgien bi nee na jarul opérer parce que du dara. examen CFE ak entrée en sixième ñu ngi ko dëgmal fukki fan ak juróom-ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin direction des examens et concours ne nag matukaay yëpp jël nañ ko ngir ñu amal ak examen bu mucc ayib candidat yi nag seen lim mu nga toll si ñaar fukk ak juróom-ñaari junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar Aïssatou Paye Jaafara Ba ci leeral yi. ren nag ci atum 2019 bi. lu toll ci 274 871 candidats ñoo inscrire ci examen bi di CFE ak entrée en sixième ñu nar ko nag amal ci lu toll ci 1770 centres loolu rek di firndeel na jël nañu bépp disposition maanaam matuwaay ngir rek lépp jaar yoon ñu xamal ñu ni sax élèves ñi nga xamante ne amuñu ay extrait de naissance daañu mën a def seen examen. non ñi amul extrait wax naa leen ni. ay projection la yu ñu jot ay rapports yi ñu jotagul mais wax naa leen loolu évolué na ndax entre temps am na ci seen extrait dugg si mais li ñu jotagul 60 000 la mooy juróom-benn fukki junni loolu la ñu waxoon mais évolué na bu baax a baax mais wax naa leen ni aussi wax naa leen ni amul kenn ku ñu boddi loolu moo am importance amul kenn ku ñu boddi ndax fonk doomu Sénégal. ndax mooy li nga xamante ni moom la ñu état bi jox ci
ci ndigal pour ñu def ko. lépp luy moyen matériel ak moyen financier taxawal nañ ko nag. ñun dañuy planifier parce que liggéey planification la mënuloo toog rek ba yëf yi dal sa kaw nga ni daf maa bett mënuñu bett parce que xam nañ ñaata candidat lañ amoon daaw xam nañ ñaata ñoo amuloon état civil xam nañ sax ñaata candidat mooy ju war a dem CM2 déwén. matuwaay yëpp jël nañ ko. ci juróom benn fan la ñuy acheminer épreuve yi. ñuy fàttali rek ne ren moom limu candidat yi nag ñi nga xamante ne inscrire nañu yokku nañu lu toll ci 7362 candidats ñoo si toftalu nag ci wàllum centre yi nag lu toll ci 52 centres nag yokku nañu ren. examen googee nag kon ay fan yu néew daanaka moom moo ci des ba tax na ndongo yee ca war a sóobu jamono ji nag ñu ngi koy waajal bu baax a baax ndax ñu ngi ca li ñu duppee révision yi ñoom nag ne nañ dinañ def seen kéem kattan ba am nag li nga xam ne moom mooy seen diplôme bu njëkk ci wàllu njàng Cheikh Diop ak Awa Mbaye ñoom ñoo demoon ci reportage bi. ñi ñu fekk leen ñu janook li nga xam ne moom moo di tableau bi ku ci nekk ci ñoom itam daal di concentré bu baax ngir rek daal di déglu ki leen di jàngal. ñu fekk leen itam ñu def ab cours ci li nga xam ne moom moo di poésie ndongo yi di waajal bu baax li nga xam ne moom moo di examen bu certificat de fin d'études élémentaires. vacances yi yëpp révisé nañ bu baax a baax. yan matière nga doon révisé. révisé nañ bi matière yëpp daal. matière yëpp daal lañu révisé. bile examen nag dinañ ko daal di door niki mardi ndongo yi di xamle matière yi nga xam ne rek dina bokk ci li nga xam ne moom la ñuy joŋante. premier jour bi français découverte du monde art plastique. deuxième jour bi comme dañuy def maths ak éveil ou art plastique dinaa réviser leçon maths yi. ñu nekk ci waajtaay li ci école primaire El Hadj Mamadou Diop bu Wakam file ñu daal di fii daje ak kenn koo xamante ni rek day jàngale moom mi di jox ay conseils ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndongo yi. bien se concentrer ñu lire d'abord sujet yi xam lan lañ leen wax ci biir sujet bi bu ñu xamulee il y a des maîtres qui sont là ils vont demander des conseils maîtres yi ils sont là pour ñu jàppale leen expliquer leen mu gën a leer ci seen bopp. ay digle yu dalul benn yoon ci noppu tax bi ba tax élèves yi di xamle ni dañ daal di def seen kéem kattan. maa ngi koy déglu te dinaa ko appliquer incha allah. maye lenn ci sa cër mu aju ci wàllu faj lu ni mel nag jamono ji mën nañ ko amal ci Sénégal ñu duppee ko transplantation d'organes gannaaw loi biñ ci génne woon nag promulgué ko ci atum 2015 tey jii la ñu samp nag comité de régulation bi ña koy seq nag wat nañu ba noppi mu di ab kuréel goo xamante ne professeur El Hadji Farika moom moo koy jiite yëkkati na nag ay kàddoom yu njëkk dénk ko suñu naataango Kumba Matlo. loi bi génn na. li génnoon na déjà nommé nañ comité bi prêté nañ serment lu ci des daal mooy vraiment ku nekk jàpp ci ñu liggéey pour que ñu sas bi ñu sas pour ñu mën koo yenu et puis def ko ni mu war a def niñ ko war a demee niñ ko war a defee et puis que maladie dans peu de temps ñu mën a dem vers la transplantation d'organes. parce que xam nga ñun transplantation soo ko doon dégg Sénégal rek dañuy wax rénal. c'est vrai que rénal bi lañu gën a siiwal mais il faut xam ne transplantation bi comité bi ñu créé pour ne pas dem di créer waat ay loi ay yeneen c'est une transplantation d'organes donc organes yëpp maintenant nag donneur vivant ci organes yooyu da ngay xool yan la ñu mën a maye pour donneur vivant. tey jii di bés nag bi ñu jagleel wàllu mayem deret loolee tax nag ba rédaction bu TFM daal di daje ak kenn koo xamante ne dafa am jàngorob cancer Aminata Dia lay wuyoo moom nag ay jafe-jafe yu tar lay jànkonteel laata moo am poche de sang ndaxte ca Kaffrine sax la dëkk wante dafa mujj ñëw ba fii nii ngir dem nag amal fajoom ci hôpital Aristide Le Dantec mu xamal suñu naataango nag li muy dund ci ay jafe-jafe ñu teewlu ci reportage gi Maymuna Njaay. ci ordonnance bi mu yore ci loxoom ñu ko fi xamle ni laata muy ñëwaat hôpital war naa indi ñeenti poche de sang ngir nag feebar bi ko dal di cancer bi nga xam ni ci ween bi lay jàpp mu mën ci am tan. feebar naa maa ngi dem hôpital ba yàggañ jàllale ma fii ñu ngi may defal ay analyse ba yàggañ defal ma rajo léegi ñu commencé ma faj daal benn yoon la am si ñu ne awama deret il faut mu ut deret soog a def du desi. feebar bi doon lu ko sonal ba fi mu toll nii nee na lu taat lay dund jóge Kaffrine ñëw Ndakaaru di faju si loolu
lu metti la ci moom. bu ma takkawee damay miir suñu mbokk moo fi nekkul moo tax ñun dañoo sóor gannaaw Kaffrine lañu jóge loolu moo tax waaw loolu moo tax awam fii ko ma may kii rek moo may benn sas waaw kii moto at yi moto gul ñu ne dañoo wax ne koor bi moo tax xam nga ku woor ba weer bi dee du mën a may deret loolu lañu wax. fi mu toll nii tembe tantam ji rek moo ko mën a may deret loolu gën a mettil feebaram. rek maa ko may li ñu laajoon amagut bu àllarba ma ñëw mais nee nañ ma wóorut mun naa ñëw am mun naa ñëw du ma am yàgg na ndax depuis mot nañ ëpp nañ juróomi weer kay juróomi weer tey laay doog am benn sas bi te man maa ko may. ci bis bi ñu ciy jaarale di ñaax askan wi ñuy maye deret rawatina ñi nga xam ni ñoo ko gën a soxla ñii nga xam ni dañoo feebar tagat laataa ñuy am ay poche de sang dañuy dund lu metti fu ne ñu jàbbante fa bu ñu sañoon seen jafe-jafe bi dakk bëgg nañu nag kilifay réew mi geestu leen. Maimouna Ndiaye ca diwaanu Saint-Louis foofee nag banque de sang ba maanaam kër ga nga xamante ne fa la ñuy maye deret ñu ngi ko fa samp ci atum 1972 wante nag néew na ci doomu ndar yi nga xamante ne dañuy dem foofu ngir maye seeni deret ci bés bi nag ñu jagleel kon wàllu mayem deret suñuy naataangoo yu dem nañu fa wante nag la ñu fa fekk matul sax fukki nit yoo xamante ne dañ doon maye seen deret ka nga xam ne nag moom moo yore kër ga moom jàpp ne jamono ji moo waroon ëpp ñuy ñëw di maye ab deret ndaxte ci jamonoy vacances la ñuy seetlu ay wasin day faral di bëri te ñooñee yenn saa yi dañ koy soxla Habib Seck ak Ousseynou Diop ci reportage bi. banque de sang bu Ndar atum 1972 lañ ko taxawaloon xeetali na ay nit ñu bare waaye nag li ñu gis mooy ñàkkul ay jafe-jafe bërëb bi bañ fa ñëwee lañ fa fekk ci ay nit yuy maye seeni deret barewul lool loolu nag bokk na ci yenn ci jafe-jafe yi. deret doon loo xam ne dañ koy jaay wala dañ koy jënd ket defaruguñ ko ci industrie yi. donc nit rek moo ko mën jox nit donc ku nekk war na jàpp ni responsabilité la ci moom tegam mën na ko su remplir conditions yi mu dem maye ji au moins benn yoon wala ñaari yoon ci at mi. mu mel na banque de sang yi jamono yu bari dañu ñàkk deret jamono ji ñu jëm nag jëm ci wàllu vacances mooy période bi nga xamante ni moo gën a jafe élèves yi étudiants yi dañuy ñibbi te ñu ci bare dañu koy fàtte moo ne day période bii lañ ko gën a soxla ndax jigéen ñi nga xamante ni dañu war a yimbi léegi saa ay jafe-jafe la ñuy am. actuellement noo ngi jëm ci période boo xam ni bu xaw a critique lay doon ci ñun mooy bu école tëjee université tëj alors xale yi certain ñoom ñu ngi en vacances certes mais ñi ci bare dañuy itteewoo defi sport dem nawetaan guddi gi xanaa ñu ngi nelaw wala ñu ci yeneen pour bëccëg ñu nelaw donc du ñu mën a ñëw di may deret alors que période bi ñu jëm période vacances yi remarqué nañu ci la maternité gën soxla deret ndax ci la période accouchement yi di gën a yokku. jafe-jafe bi waral banque de sang di ñàkk deret bokk na ci wàllu communication bi ak itam bërëbu liggéeykaay yi nañ ci waroon a dugal seeni loxo dugaluñu ko ci. ngir nag loolee dakk gouvernement bi ñoom la ñuy talal loxo ngir mu jàpp ci. mais nag il faut que autorités yi jàppale nañu ci loolu nu ñu ko jàppale mooy ñu organiser ñi nga xam ne war nañu mën maye moo xam ci société civile bi la moo xam ci organisation yi la groupement féminin yi la moo xam ci société yi la ñu organiser un calendrier de don de sang boo xam ne dañ koy def pour Saint-Louis et ses environs. ci diwaan Ndar géej banque de sang bi ña fay ñëw barewul tax nag kilifa yi di ñaan askan wi ñu dugal ci seeni loxo ngir jafe-jafe boobee mën a dakk. xibaaru tàggat yaram ni ki démb la Sadio Mané daal di yegg ca Alicante nag daje ak kon Lions yi Sadio Mané ba mu yegg seen nag ay naataangoom dañ ko dalal bu baax a baax tàcc ko mu mel ne nag kon gët yi yëpp ci Sadio Mané lañ ko tegoon moo xam fans nga moo xam journaliste nga Sadio Mané daal moom la ñëpp tegoon bët démb fële ca Alicante gannaaw ba muy amal ab tàggatoom Mame Fatou Ndoye suñu envoyé spécial foofee ca Alicante. kumpa gi scène bi photo yi. lépp benn nit moo ko catalysé ci alxames bi Sadio Mané rejoindre ay coéquipiers am balaa ñu dem Égypte. récupéré naa bu baax et puis comme ni ma ko yàgg waxee man moom saa su ne su may ñëwee équipe nationale damay am mbégte et puis contentement nekk ak samay xarit donc maintenant lu coupe d'Afrique la ñuy xaar comme yéen ñëpp et puis dinañ joxe lépp pour ngeen bëgg. bi mu demee ci terrain bi beneen mbégte ndax ay coéquipiers am ci équipe nationale. tàccu ko mu dox seen diggante coéquipier yoo xam ne fier nañu gis seen mbokk doon champion d'Europe. waaye surprise yi jeexagul ndax Sadio Mané fi muy entraîné ndekete prof de maths bi ko yoroon 5e collège fële ca Bambali
mi ngi ci public bi di ko seetaan. jàngal naa ko 5e en mathématiques ma jàngal ko 4e science physique mënuma exprimer exactement bu ma koy gis foofu naka la sentiment bu may am fierté je sais pas nu ma ko exprimer tellement que kontaan ñoo xam ne xamoon nañ ma bu yàgg dañ may bind message ñu xoolal booy bi lu mu def di ak lii donc encouragement félicitations tout ça vraiment vous ne pouvez pas imaginer. Sadio Mané nag fàttewul kanam bile. Je n'y croyais même pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite reconnu. gannaaw journée bu riche te rafet Sadio mënatul am xel ñaar. nekkatul joueur talentueux fa nekk joueur vedette équipe nationale nekk yaakaaru tout un peuple boo xam ne bëgg na mu rëddaat beneen trait ci histoire Sénégal loolu nag kan bu baax moo ko koy may. mu nga ak xibaaru marax yi la woon seen télévision Futur Média jërë ngeen jëf ci teewlu bi ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf. Jumia supporte les lions de la Teranga. Équipez-vous d'une belle télé pour les regarder. Avec des promotions sur les Smart TV et TV LED à partir de 26 900. Téléviseur LED Rising 19 pouces à 26 900. Téléviseur LED Star Stack 32 pouces à 68 500. Téléviseur LED Sharp 32 pouces à 82 900. Téléviseur LED NASC 40 pouces à 119 000. La Hisense 4K de 50 pouces est à 295 000 francs.